Omar Gueye Ndioro sa yëfa ngoog yak sa gan ngeen yaatal ñu yaatal ak Diallo Niang. Diallo Niang nag jiite syndicat national des gros porteurs Diallo ñu bàyyi la nga nuyoo. asalaamaaleykum. waa Walfadjri. di nuyu El Hadj Assane. jël nuyoo bi teg ko ci loxoom mu nuyul ma ñi ci Walf ñëpp. di wax ni Souka. maa ngi lay gërëm bu baax. maa ngi lay nuyu lu bare bare. ndax nit nga koo xam ne ku lay jëkk tëkkaleeg taay fiil ku ne. dana mujj wëlbatiku ci waat yow rek bàyyi taay fiil loolu am na solo nit da ngay dëggu. Omar Boun Khattab maa ngi lay delloo nuyoo bi bu baax. di wax ni sàng ci biir yaa ngi dégg li saa wax. nee na ma tey naa ko suturaal ci plateau bi. comme ñaan na ma ko ci biir sa kanam nag kon nañ ko suturaal. waaw tey moom bu soobee yàlla du ma ko wax dara parce que gor laata ñaan na ma. naa ko respecté waaw. di masawu sunu frère Fam Ndiaye. waaw. di ko masawu bu baax. di ko wax ni man li ko dal méttiwu ma. ndeysaan waaw. ndax boo demee suñu dëkk fi nekk nii 2012 ak léegi. gone yi dañuy def ay sàkket ak ay mbaar. tudde ko ay kaso. waaw ndax moom la gone yi fooyee. ndeysaan waaw gone yëpp léegi xam nañ kaso. voilà Sénégal daanaka kaso léegi moom daanaka moom dugg sa néeg tëdd ñoo yem. ndax ku ko xamul woon xam nga ko. te ku ko xamul it jàppal ni xëy na di nga ko xam. dëgg la ci nguur gii. parce que tey boobu rek moo fi nekk kon bu fa duggee mission la ba muy dox. ndax dana fa gën a daal am na lu mu doon def. dana fa gën a jàngaat lu bari loo xam dañ ko daan nettali. dëgg la yoon moo ciy teg bëtam. kon daf koy yokk jëmee ko kanam. dëgg kon la ñu dëgg yor la alhamdulilah yàlla na ko fa yàlla génne ci jàmm. amiin yaa rabbi. jërëjëf Diallo suñu xel ci Pape Ndiaye ah. ndeysaan béti ñu ngi koy ziar. waaw béti Pape Ndiaye aussi tey suñu xel ci moom à chaque fois waaw mu ngi noonu. Diallo Niang Diallo lu tax nag yéen gros porteurs yi dogal bi ngeen jël même bu nguur gi yërëmul sax sénégalais yi ngeen jàpp ne nguur gi deful li mu war est-ce que yéen war ngeen egg ak sénégalais yi ci ni tabaski jot na ak ni mu yittelee borom kër yi ak ni situation réew mi demee ñu bëri tey jii waxuma la xar mi sax mais njëg mi sax yoragun ko ngeen def ci bopp sénégalais yi ne lii bu ñu ko amul du ñu jëli suñu camion di jëli ay xar di indi ci réew mi loolu est-ce que waroon ngeen ci egg. waaw olof moo ni taal bu tëë tàkk ñooy lañ koy xàmmee. waaw dëgg la. olof a ko wax. kenn jëlul sa xaay investir ko liggéey pour perte. boo demee ba ku ci nekk liggéeyatoo ngir fay salaire mais la nga dencoon day génnee fay salaire. la nga dencoon bu jeexee nooy def entreprise day tëj. foofu lañ toll. damaa yaakaar ne réew mi bu ñu mënee benn grève. yam bañ cee boole transport en commun yamale ko ci poids lourd rek. téye ko pendant 9 jours. muy le 25 décembre. ba mu jeex le 3. le 2 lañ doon négocier ci guddi gi. kilifa diine yi dugal seen kàddu waa jàngu bi ñëpp ñaan. commerçant yi génn ni allez yéen ko dund amatut. stock jeex na. boo xoolee grève boobu biñ ci génnee. fer dafa yokk ciment dafa yokk. tey jii yàpp gis nga ko yokk na. jóge 3000 dem 4000 ñu ni mënuñu ko sax contrôler. tey jii bu fekkee ni négocier nañ loolu. te ba ñuy négocier amoon nañ yaakaar. waaye ña amoon yaakaar man bokkuma ci. lu tax xam nga ndax bokkuma ci. président Macky Sall bi muy jël réew mi. ci diggi lum dul def. ci la ko jëlee woon. ba muy campagne yi diggi lum dul def. ndax moom moo njëkk ci transport ni xam naa secteur pétrole lan mooy ndey bàyyi gasoil di wàcc fii di Sénégal. ñu transporté ko fayal ko douane mu dem Mali gën a yomb Sénégal. su ma yoree réew mi Sénégal gii lay gën a yombe moo ko waxoon ñëpp dégg ko. pourtant ba tey ma lay gën a yomb. waaw ana Macky mi ko waxoon. mi ngi fi doomu aadama looy wax. da nga koy nar waxuma wax def ko de mais li ngay wax da nga koy nar. mais waxta naroo ko mu am ci réew mi buñ siyentee ñu nay accord mooy lan ñun dañoo nañ oto yi ba ñu ko leen contrôler ba ñu ko leen jàpp. waaye chaque 30 mètres chaque 30 mètres nga freiné chaque 30 mètres nga freiné oto ba fredo yaay jeex tambour ya jeex boo liggéey boo lambee doo fekk dara accident am ñu ni chauffeur ba ñu ni oto ba. waxtu wi lan moo leen naqari sa dëgg-dëgg. li ñu naqari mooy tracasserie lañ doon xeex. mu miti foo tudd nañ jël say pièces yóbbu ni la joxoma def sama poos. ñu xool Mansour Faye ne loola mën naa deñ waxtaan na ma ministre de l'intérieur waxtaan na ma force armée. lu mën a deñ la. ñu ni bañu ñu waaye bu ñu jàppee nañ ñu fay loo ñu def ci geesu buur. ñun dañoo bëgg di participer ci réew mi. ñu ne d'accord Tëngéej heure boo ñëwee ñu jàpp la foo gaaree ci Tëngéej ak fu mu mën doon ba ci camion yi nga xam ne da ngaa dëkk Tëngéej dem gaaree sa mbeddu kër dañ dafay fekk sabodoon la kaay fay 30 000 mu taxaw ni loolu mairie amu ca droit APIX moo war a def loolu Azurut moo war a def loolu kon loolu waxtaan nañ ci ba fiite na boor ñu daan ni oto boo xam ne ñëw na ci pont bascule ñu peese ko ci pont bascule bii mu normal ñu ni amul charge bu demee ci beneen pont ñu contrôlé ko daan ni ko pont bee baaxoon na waaye bii da ngaa ëppal
te oto bi ñu gis ni oto bi dooleewul fenn oto boobu dañ ko war a bàyyi mu daal ne loolu mooy yoon ñu ni 2000 francs yi nga xam dañ koy fay oto bi nga xam def ñaari yoon ñetti yoon ci benn bis rotation mu daal ni non loolu moom buñ juboo tey itam du ma ko dindi waaye damaa bëgg le 5 comme tey le 3 buñ levé moteur bi le 5 ñu waxtaanee ko loolu yaakaar naa ni oto bu fayee 2000 benn yoon waratu koo mën a fayal tour bi dinañ ci waxtaan ñu ni d'accord réunion boobu ba tey amul waaye lépp loo xam ne maanaam lu ñu doon kaas la ba mu d'accord moom bind te it da ngay fàtte ni ñun ku ci nekk bañ lay yar say kilifa dañu ne woon doomu aadama 4 doom da koy tënk nga dem école fekk fa signature ñu ne lii nag ñu ne nii doomu aadama signature am da koy tënk ndax am na doomu aadama yi wax génn ci kon ni ko signature am tënk ñu def ci kase ñu ne kase bi lan la ñu ne mooy moo daa waat li mu wax kon en tant que ministre de la république bu demee ba wax doyootu ko mu signé dóor kase te la mu wax 6 mois dara amu ci bu fekkoon def nañ benn sax wala ñu def ñaar nga ni kon ñoom ñi ngi ci yoonu yeneen daa ak seegul waaye defuñu benn waaye la taxoon ñuy grève ba réew mi miti lépp yokk cimenterie yëpp fay seeni machine liggéeyatuñu te bu ciment amul ci réew mi ñaat nit ñooy koy tëdd bu feer amul ñaat nit ñooy koy tëdd loolu ñoru leen tey ñoom ñu toog leen déglu ñu yokkal ñu loolu mu gën a pire faaleetuñ ñu bind leen amul réponse ñu def point de presse amul réponse faale wuñu lu génn dem campagne yi ñi ngi ànd ak président ñoom ñëpp ñu ngi wër Sénégal di campagne ci campagne lañ nekk comme ñoom ci campagne lañ nekk ñun ñuy liggéey di pen ñun tam ñoo ngi ci campagne ñu itam ñoo ngi wër transporteurs yi benn par benn di waxtaan ak ñoom ñëpp ñu jox ñu seen aval mooy ànd nañoo ak ñun ci li ñuy def actuellement ñoo ngi bëgg a def tournée dem Daara Jolof ak Linguère dajale sa wërsëg ñëpp wax ak ñoom bu ñu fa jógee dugg Mali parce que waxtaan ak maliens yi mooy oto boo xam ne mi ngi jógee Mali na tëj xottu otoom ñibbisi bu mu indi xaar oto buy jógee Daara ak Fuuta fu mu mën doon na tëj xottu otoom indi bu mu indi xaar parce que loolu boobu arama lañ dese defoo leen concours gi sénégalais yi ngeen koy def saa waaw man c'est que Diallo man vraiment man vraiment yéen ci rongoñu baadoole yi ci ngeen bëgg a siimee seen cere yéen ay buur daanaka parce que bu ngeen bëggee tamit Tabaski jot ngeen ne du ngeen yàpp xar loolu tegu leen ko fenn Diallo parce que tamit mën ngeen a am yeneen forme xeex yoo xamante ni moom ngeen di xeex mais léegi lu tax ngeen bëgg a jël xeex bi wéer ko ci askan wi nga xam ni xoox gi ñu xoox askan wi dañoo sonn Diallo ñun ñoo gën a sonn askan wi saa ñun actuellement nii dem nañ ba transporteur yëpp banque ak leen topp transporteur yëpp banque ak leen topp te jàppal ni transporteur boo ci gis mu leb xaalis banque këyitu këram la tayle te ku tayle sa këyitu kër tayle nga sa njaboot xool leen ñun njaboot gañ bopp ku tayle sa këyitu kër tayle nga sa njaboot te transporteur yëpp seen njaboot lañ tayle te tey jii ñoom ñëpp kenn gañeetul ku nekk da ngay perte non man xoolal man ànd naa yéen ci benn affaire xam nga c'est que le fait non ànd na ñun ci lépp non may ma rek waaw parce que le fait que Mansour Faye ñëw daganal li nga xam ne moom ngeen wax da ko war a jëfe parce que tamit yéen li ngeen wax man gisuma ci état bu jub bu normal amut fu mu ci war a bañ parce que bu fekkente ne bi yéen da ngeen ne pare ngeen bu fekkee ne jaaru leen ci yoon mais nañ leen fayloo ca keesu nguur ga loolu man ànd naa ci parce que tamit bu fekkee ne fayloo wuñu leen ci keesu nguur ga fan lañ leen di fayloo ci keesu wat seen poche waaw loolu kaay fay sama poche loolu jaadu ba pare léegi boo ko nee man damaa bëgg a fay trésor mun la kaay ma arrêté la bindal arrestation nga dem commissariat doo fekk say pièces ngay jaabante ñun nag kii ko jël de indiwul pièces yi te duñ ko woo ñoom yow yoroo numéro téléphone am këyitam bi numéro nekku ci da ngay mujj gaare sa oto léegi nag suñuy pièces mi ngi réer suñuy pièces mi ngi réer partout fi ne Dakar gii bari na fi taximan yoo xam ne amuñu permis waaw Dakar gii xam nga amuñu permis ay 2 roues ñoo fi nekk taxi léegi cag-cag la ñu waxoon léegi cag-cag yooyu ñi nga am ay tableau ñi ngi def waa ñi ngi am ay tableau di yeb 3000 tëngéej di ñëw Dakar te loolu c'est interdit c'est interdit ñi ngi yeb géej waaye gii 2000 di ñëw Dakar amuñu benn pièce kenn xamu leen mais lu bon man mi daw oto bi am naa permis état xam na ma saa mi jënd oto bi dédouané na ko saa mi ngi fay ay pièces am saa mi ngi fay assurance état xam na oto saa boobu mais amul lenn loo xam ne garantie lañ ko tey nag bu taxi bi ñëwee jàdd droite borom 2 roues bi xàmmewul signal gauche ak signal droite wala stop day njëkkanteeg moom jàdd droite dal ci el avant ba daal daanu police bi bu ñëwee pièces yi oto bi lay jël ndax moto bi amul pièce bi jël borom 2 roues bi yóbbu ñu ne ko après nga wut médical nga ñëw commissariat waaw borom 2 roues bi nga xam jubul lu muy wuti commissariat waaw mais Diallo Diallo man suñuy pièces nag léegi fekk borom 2 roues boobu ñëwul say pièces doo ci jot borom 2 roues boobu fekk ñëwul say pièces doo ci jot taxi 2 roues bu fekkee dañ ko dem ba koy légaliser fii ci Dakar gii ma xam ne kon transport yàqu na xamatu fu jëm xam nga yow pare nga pour dem di fay ci kees yi
mais xam nga ñëpp bokkuñu moralement physiquement nit ñi dañoo wute si benn côté bi parce que am na ñoo xam ne li leen neex mooy à chaque fois su leen peut-être homme de tenue bi arrêté ñu ñuqi seen poche jox la fay la foofu te yow nga ne pare nga pour dem fay il faut que tamit seen xeex boobu noonu ngeen wax ba da ngeen di bañ ne du ngeen nar a indi ren ay xar ngeen waxtaan ak askan wi nga xamante ne ñoom ñëpp ay transporteur lañ que ñu nekk si biir Dakar wala ci yeneen dëkk yi ngeen waxtaan ak ñoom ba bu ëllëgee loolu ñuy def ñoom it duñ ko def xeex bi doon benn yéen ñëpp ngeen bokk gis. xam nga soxna si li nga wax noonu xam nga tax ñu pare pour ñu xëy ci sunu poste di fay. ki nga kii jox policier bi. dem fay 6000 francs moo gën a jox policier bi 1000 francs foofu la sa fóoti toll. bul sonn mais du ñëpp ba tey dama ne déggoo li ma la xamul tax. tey jii boo gisee mën nag du yëpp man mii bu ma génnee léegi bu ñu ma jàppee ma joxe 1000 du ma fay. xam nga lu tax. léegi da ngay ñëw ci benn rond-point fekk fa ñaari policiers ñu séq ko te bokkuñu commissariat. kii da lay jàpp pare-brise cassé mooy garab da fekk. mu bindal la attestation nga war a dem fay nga wër rond-point bi keneen ka jàpp la jël attestation boobu defal la beneen ni la kay ak liggéeyam maag sama liggéey dañu bokk benn kilifa. léegi bala ngaa jëli pièce bi da ngaa dem jëli attestation ba ca kee. doo ko dem jëliwaat attestation ba ca kee doo ko jotee say pièce. mais ñu fexe normal nag. xam nga c'est que xam nga ñoom li ñu wax maliens yi. ne leen ñu dawal xott oto. yéen transporteurs yi ngeen waxal mais chauffeur si seen jëmmi bopp bu ñu taxawee gis pël bu leen taxaw ne leen yabal ma xar yi yóbbul ma ko. Ndakaar nangam a ngi nii. waaw dañuy fay alhamdulilah xam nga li da ngeen di yàpp. xam nga li ñu wax saa laal nga fu ma neex. chauffeur see ñu ko sant. chauffeur ci boobu. ñëw ne nañ leen lancer ren. opération bu ñett pour kaaju lañ bëgg. dama léegi bu ñu waxee loolu transporteur bi nag. xam nga jaar ko pour ñoom di yàq tout à l'heure di la wax ne moom li mu wax ne loolu mën a nekk la. xam la moo naxoon maa ko fay. ministère yu bari jaar nañ fi di loolu leen nax dañ naa wax grève bu leen faale oto yi duñ taxaw. dañ naa bu leen faale grève bi oto yi duñ taxaw. ministre non may ma li ma la wax dama loolu moo leen naxoon. waaw mais ñëwal ci li ma loolu moo leen naxoon loolu mooy naxaat ñii aussi mooy lan comme lii nga wax bu leen faale oto yi di leen jàpp xar. waaw loolu mu leen naxoon ci geraw bi mu leen naxaat. mais ku gis xaalis dem de. gis xaalis dem xam nga da ngay romb muy xaar. waaw oto bu la ci romb gën kaa bëri ñetti xar la yor. waaye Diallo loolu dina métti ci yéen métti ci ñun métti ci nga xam ne. li métti ñun kay mooy. déedéet mais yow ñu war a jënd ay xar déedéet. askan wi li war a wax. waaw mooy état bi taxaw signé ay accord ba pare jël ko def suuf taawal ji. mais Diallo yow li ngeen nekk c'est que man c'est que Omar man dama jàpp ni ñoom Diallo ñi yow ay góor xuma yéen ñëpp da ngeen war a démissionner parce que yéen da ngeen ñoom dañoo échoué quoi yi ñoom ñii parce que Diallo yéen da ngeen a échoué quoi xam nga yoon mënu leen a jiite chauffeur si yéen Alassane Ndoye góor xuma ak c'est que chaque jour yéen alternance amut ci seen biir quoi yow sax boo da nga jógee ci góor xuma daal di rëdd beneen yoon mais yaa ngi yàgg ci kii boobu te chauffeur si ba tey lañ gën a sonn yéen jamono ji ngeen di kaas tey la chauffeur si gën a sonn est-ce que yéen Diallo yéen mënu leen a wàcc ñeneen yéeg te alhamdulilah tey jii la chauffeur si gën a sonn looloo tax tey jii lañ gën a wax. tey la chauffeur si mais dafa fajuwul dama ne xam nga da ngeen di wax du waaw mais bu fekkee amu leen solution yéen amu leen solution mais wàcc leen ma ne quand même looloo tax nag gis nga boo gisee Diallo il faut ngeen wàcc soo gisee nga ne yéen a ngi sonal li day sonal askan wi waaw transporteur yi mënuñoo gaare seeni oto fukki fan chauffeur si tëdd fukki fan dëkk bi métti nga dem toog signé ay accord xam nga tey bu fekkoon dañ cee def benn nga ni kat ñii le 3 janvier ni ko signé woon ba tey jii. bi ñu defoon benn sax ñu ne sabab bi dañ na ñu ne gars yi de kon ñi ngi jéem xam naa dañuy waxtaanu biir waaye ñi ngi avancé waaw loolu waxoon nga waaye dañ cee gisul benn boo dee gisuñu dañ cee gisul benn man damay jaaxal xamul ndax ma jàppoon naa ci li ngeen doon waxtaane mooy aire de kii nu mu tudd point de contrôle yi doon ngeen ko kaas foofu état bi am na lu mu leen ci mayoon mooy lan mooy da ngeen ne point de contrôle dafa bari mais wàññi nañ ko n'est-ce pas waaye xam nga lu ñu wàññi woon non déglu ma rek pesage à l'essieu am na fu ngeen ci déggoo maanaam aire de repos yi peut-être foofu am na lu ci des mais am na kii loo xam ne nguur gi sàmmonte woon na ko ak yéen déggoo sàmmonte mooy déggoo nañ ci këyit mu xaatim ko mais appliqué mais point de contrôle wàññi nañ ko ne wàññi wuñu dara daa yokku mais nan la oto mën a jugee Mali dama la wax sécurité routière bi oto dama lay wax nan la oto nan la mën a jugee Mali dama lay wax benn exemple oto mën a jugee Mali waaw yegg si ba ci réew mi ne kenn du ma contrôler contrôle bi ci war waaw léegi des fois da ngeen naan addu kalpe la gars yi def mais da ngeen gaawle addu kalpe ak contrôler la il faut que ñu leen contrôler aussi gis nga Kidira ba keroog nga ñëw Dakar 43 montages la woon ñun ba ñuy grève léegi ñaata la bi grève bi jeexee léegi yokkaat nañ ci 9 dama ne bi grève bi jeexee léegi yokkaat nañ ci 9 muy 52. dama ne ñun waxantu wuñu mais duñ bàyyi oto itam booyal leen rek dama ne xam nga sécurité réew mi may ma bàyyi xel aussi xoolal drogue boo gis ñu jàpp ko drogue boo gis ñu jàpp ko jàpp wuñu ko ci poste yooyu yëpp fu mu ko jàppee yaa ngi dégg ndax kiy seet drogue
wala kii seen. des fois ab oto ngooñ laa yëpp fekk yamba la yëpp. moom laa la wax damay ko koy jàpp. policier wala douane. ma ko yaa wan benn ma nga am nga sa ordinateur yow benn image drogue bu police jàpp am nga ko. en général di douane moo koy jàpp. waaw douane yi douane moo koy jàpp rek dañu ko koy signalé. waaw. ndax douane li muy def mooy. heure boo ñëwee contrôle boo ñëwee dama ne douane li muy def mooy lenn. heure boo ñëwee. mu taxaw ñu la poste bii nangam ngay joxe. boo ko joxee da ngay dem boo ko joxee wul wàcceel ko xool waaye boo ko joxee lu ci ne dagal na. dëgg la. ban oto la douane bi nga koy jox mu bañ mooy oto bi nga xam ne signalé ko avant muy ñëw oto boobu loo joxe mu bañ naa dama koy wàcce ndax am na la ca nekk avant oto baa ñëw. kon nii seen liggéey rafetul. yaa ngi dégg mais jox ma moo fi am muy nii douane nii police nii gendarmerie. tey jii nag bu fekkee dañoo grève di kaas ñu wëlbati ko grève ba jeex loola gën a yokk sabab bi ñu doon wax tëngeej gën a yokk léegi sabab boo ñëwee oto bi ko yor ñu yor sabab yi. police bi monté la ñuy toog police bee day jàpp attesté la pare ngay wuti foo gaare ñu topp la ba nga gaare dem commissariat yi sabab la. mais yéen bu leen contrôlé wu ngeen jeexal nit ñi parce que beneen bi ci des nag am na ñu ngi wax accident bi am kéedu oto munul boo ñëwee frontière Moussa la amoo foo gaare Moussa la bu dee oto vide oto bi dem rek chargé la ñu may fu mu gaare mais vide moom dégagé rek waa ki jógee Mali ñëw frontière xanaa war naa am fu mu noppalu. dëgg la déedéet ñu dégagé ko boo ñëwee Saraya préfet dafa def arrêté foo tey daan taxaw di ba fa kenn taxawati kon kooku fu muy noppaloo. nga ñëw kii dugg foo taxaw ñu la préfet da koy tere fooy noppaloo da ngay daan dugg parc bi boo duggee ngelaw doo pële nga nelaw oto bi fu mu mën jëm boo jëmee dëkk ba sa nga faat. wax nga dëgg. mais am ngeen ci responsabilité man xam nga fa lay waxee mooy tey ji accident yi bari na ay gros porteurs ñoo koy def ci àll bi di dajeek ay oto yu ndaw di ci rey ay nit. li mujj rek gis nañ ko. mais des fois nga gis seen yéen gros porteurs yi ngeen yàpp loo xam ne très honnêtement présence à l'essière bi ngeen doon ba ñu ni peese oto yi gis naa benn image boo xam ne maanaam pont bi oto bi dafa yàpp ba pour li mu yàpp romb pont bi il faut que mu heurter pont bi loolu est-ce que yéen si seen biir yéen a ngi ŋàññi nguur gi mais tey ngeen doon ay responsable xam ne ay bakkan ngeen di dajal ci yoon wi ba yar maanaam éduquer seeni chauffeur yar leen ba maam bu nguur gi def li ko war yéen ngeen def li ko war waaye bu nguur gi mënul di jalgat ngeen di jalgat aussi loolu ba nga ko gëjee gis Sénégal yàgg na bi Afrique Pesage ñëwee léegi Afrique Pesage contrôlé wul poids day contrôler gabarit dafa am appareil bu mu def boo xam ne au delà 4 mètres appareil bi day sonné nga fay 100 000 francs 100 000 francs ngay fay te da ngay taxaw ci pont bi délesté loolu ba mu nouveauté nga duggaat ba appareil bi sonné wul nga doog a dem kon loolu dañ na bu yàgg am na lu état war a dindi tey jii imagine lu toll ni bus tey jii bu fekkee état da maanaam bus buy jël 5 tonnes 7 tonnes ci kaw muy njowaano jaar ci pont yi passerelle yi di kale loolu bu ko état doon dindi dañ naan d'accord nañu c'est insécurité la insécurité la ndax sunu njaboot ñoo cay dugg sama jabar cay dugg sama yaay cay dugg sama doom keneen ak keneen kon ñun lu ko def sécurité ci la ñuy dox doxuñ ci insécurité dañu ne lépp luy sécurité ànd nañ ci luy insécurité ànduñu ci xanaa ñun la ñuy wax ñëpp nañ mais léegi bu ñu jeexal léegi lan ngeen bëgg réellement pour nag man comme man sama maas gi coggal gi la ñuy xaar ñun daal comme léegi loo xam ne bu ko nguur gi defee li ngeen jàpp ni di ngeen ko bàyyi ba sénégalais yi seen xel mooy accord ya nga xam ne nit kàddoom da koy tënk dama ni comme Mansour Faye moo wax moom moo wax nit toog booba tey maa ngi doon lëlu li grève bi 9 jours yëpp woowuma leen ndax maa ngi lëlu ak intérieur maa ngi doon lëlu ak forces armées maa ngi doon lëlu ak maire yi waxtaan nañoo ak ñoom ba déggoo juboo nañ ci point yii kaay leen nu waxtaan ñu ñëw waxtaan mu ne lii d'accord nañ lii d'accord nañ lii d'accord nañ ñu apprécier ni alhamdulilah man bokk naa sax ñi doon tàccu Mansour Faye yaakaar ni ni kii lii mu wax nii ni waxtaan naa ak ñoo ñëpp lii dëgg la ba ñu départ xam lu ñu njëkk a def police daal def benn arrêté benn note sànni ko daal ni léegi fii ak une semaine bàyyi leen oto sénégalais ñu circulé normal te ngeen téye oto malien yi xam loolu lu ñu ko jubloo woon pour bu ëllëgee buñ dee grève malien yi bañ cee bokk après nag malien yi naan surque boobu ni bu ëllëgee bu grève amee itam ñoo ciy jiituwaat tey jii lii ñuy dox nii pour bu ñëpp xar ñoo ngi koy waxtaan ak malien yi ñoo ngi ciy ànd ak ñoo parce que transporteurs yi mënuñoo taxawal seen oto 10 jours perte bu rëy boobu ba pare nga taxaw la nga signé woon accord bu nekk zéro loolu ëpp na kii comme ñoom nag ñun dañoo taxaw pour mu baax ñoom ñu taxaw ngir mu yàqu lu mu leen jaral ñoom ñu taxaw mu yàqu ñun ñu taxaw pour mu baax dañu koy jallu ko raw ñu bàyyi la nga tàggatoo daaw li may tàggatoo vraiment di leen remercier rek di wax ni li duuf ci nag wi rek xajul ci cin li dëgg la ma leen di nuyuwaat seen plateau bi ndax ñu bari dañ naa ma jàll moom toujours wal fajiri dëgg la dëgg waaw kër gi day sama kër dëgg la loolu leer na ndax dama fay def émission 4 avril ak Moustapha génn sii di woo ma bureau mu ñëw ma mënuma nii ma la dégloo bul ko wàcc booy wax bul di sóoraale ka cay mer ak ka cay kontaan dëgg la waxal lay dëgg rek
kay kontaan kay mer dëgg la. waaw ndax léegi da ngay dégg koo xam ne buy wax danaan yàlla naa fi wax luñ ma dul jëppee déedéet Sénégal moom boo dee bañ wax luñ la jëppee doo wax dëgg la ndax boo waxee dëgg ki dëgg neexut dëgg mu jëppi la dëgg la. kon waxal rek lay dëgg di sant ñëpp di wax ne transporteurs yi li ñu waxtaan ak ñoom ci lañ nekk li ñuy waxtaan ak chauffeurs yi ci la ñu nekk mooy lan actuellement karaw duñu ko yeb dëgg la kala du ngeen ko. Diallo Niang syndicat national des gros porteurs moo ko jiite. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Souka. jërëjëf Omar Bun Khattab yaag sa invité yaakaar naa ne mbir mi leer na lool te neex na trop macha allah donc day dem fa nga xam ne rek moo di régie daal di jëli sunu tampon xuur dabb wala top 5 de série télé ak maa jigéen Diop.